jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futur Média mbokk yi teewlu xibaaru digg bëccëg bi ponk ci gën a fës roplaan bu njëkk bu war a indi ujaaje jóge ca Makka ñu ngi koy xaar fukki fan ci weeru septembre délégué général au pèlerinage ma ngay yëgal nag privé yi ne benn ujaaje warta ne ca Makka lu ëpp ñaar fukki fan ak juróom-ñett wàllu politique ca Louga ak gouvernement bu bees bi ñu fas yéenee taxawal askan wa àddu nañu ca ñoom nag nee nañ ak lu mën a xew duñu ca am mbetteel ndax gis nañ ni saa yu wootee faluk njiitum réew jub see ñu taxawal gouvernement bu bees tañatee ne nag ñu ca ëpp ñuy gagné ay élection lay doon technocrate ya dañu cay néew ñoom nag li leen yitteel mooy luy jëmale réew mi kanam ca Thiès ñoom la ñu bëgg rek mooy gouvernement bu bees bi buñ ko taxawalee na am ay doomi Thiès yu ca bokk muy ay ministre ay DG ba ci PCA ndax foofee ca Thiès gis nañ ni ay borom xam-xam ña nga fa dinañ dellusiwaat ci mbir moomee wàllu tàggat yaram dinañ wax nag ci sunu gaynde yi taxawaay bi ñu am démb seen kanam ak Burkina Faso ci seen jano ak Burkina Faso ñu gis ne dañu témboo ku ci ne ñaari bal nga am ñoom nag sunu gaynde yi ñëpp jàppoon ni jongante boobee daañu ko gagné waaye mujjantal ga waa Burkina Faso dañoo daal di égaliser seen entraîneur nag de Aliou Cissé moom la mu ca jàngat rek mooy sunu gaynde yi taxaw nañu nañu war a taxawee te loolee dafay firndeel ni dara du yomb kon xeex la ba ca cappaandaw ga bu ñu bëggee am ab ndam ci loolee sax daañu dalal tey jii ku ñu naan Ibrahima Ndiaye Chita ancien international la waaye tamit di yëngu si beach soccer dinañ ci toftal xët yu njëkk yu yéene kaay yi nes tuut ñu faram fàccee ko. jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futur Média xibaar yi ñu tàmbali ko ak roplaan bu njëkk bu war a indi ujaace jóge ca Makka ñu ngi koy xaar fukki fan ci weeru septembre délégué général au pèlerinage nag ma ngay yëgal privé yi ñu bàyyi xel bu baax a baax ndax ujaace waruñoo nekk ca Makka lu ëpp ñaar fukki fan ak juróom-ñett Abdoul Aziz Kébé daat yëkkatay kàddu dénk ko ajaratu Ngone Ngom ak El Hadj Maktar Bey. incha allahu taala retour yi ci diggante le 10 ba le 17 lay doon ñu ñibbi ci jàmm. préparé nañu loo xam ne dina tax bagage yi bu soobee yàlla bagage bu ci nekk dana am lu lay màndargaal ba bu demee Sénégal nit ñi dootuñu sonn di wër seeni bagage 50% wu pèlerin wu privé yi délégation am na ci lu mu yóbbu 50% yi ci des mu dem ci compagnie régulière yi donc ñooñu ñëwoon ak ñun ci privé. ñun ñooy àndaat ak ñoom ñibbi ni ñu dikkee woon rek ni ñu organisé woon bi ñuy dem ci vol yi vol bu nekk vol yi nga xam ne gouvernement délégation moom moo ci ëppale ak vol yi nga xam ne privé ñoom ñoo ci ëppale ni ñu ko tërale woon noonu lañ koy tërale war incha allah déjà fi ñu toll nii ñu ngi commencé liggéey ci vol yooyu la ni mu dikkee woon pour ñu stabiliser ko balaa ñuy commencé di annoncer li nga xamante ni noonu lay tëddee incha allah taala mais privé yi jël nañ leen en charge beneen bi moo di le cahier de charge dafa wax ni bu kenn defati màkk lu ëpp ñaar fukki fan ak juróom-ñett man defe naa mën nañ yegg sax ba ni bu kenn defati màkk lu ëpp ñaar fukki fan ak benn mais bu kenn defati màkk lu ëpp ñaar fukki fan ak juróom-ñett c'est pour tout le monde que ce soit la délégation que ce soit les privés que ce soit ñi ñëw ak Flynas que ce soit ñi ñëw par les compagnies aériennes parce que aj gi bu jeexee Sénégalais ñibbi rek lay bëgg te jaratul mu fiy toog lu yàgg di sonnal boppam di jeexal xaalisam di jeexal dooleem moo tax ñu organiser ko noonu te noonu lañ koy tëralee tamit incha allahu taala. ñu wax ci wàllu politique ak gouvernement bu bees bi ñu fas yéene taxawal ci Sénégal te loole nag antogul ñi ngi ci naam fële ca Louga nag askan wa fa yeewoo ñoom joxe nañu seen xalaat ci gouvernement boobee ñoom nag jàpp nañu ni ak lu mën a xew duñu ca am mbetteel ndax seetlu nañu ne saa yu wooteek faluk njiitum réew jub see ñu taxawal gouvernement bu bees te booy xool nag ñuy gagné ay élection la ñuy tabb waaye nag du doon sax ay technocrate yu bari ñoom nag li leen soxal mooy luy jëmale réew mi kanam kon réew mi war nañu koo dénk ay nit ñoo xamante ne nii daañu ko mën a yóbbu ca kanam Thierno Fall moo taataan seen i kàddu. mais ci biir fonctionnement gouvernement boobu yaakaaruma ni population bi war na ci mën a xaar lu bari parce que toujours boo jógee ci législative élection présidentielle def 1 an nañu xaar mu nekk gouvernement politique boo xam ne bi dañuy étoffé pour jéem a seet nan la ñu war a mën a amee benn majorité pour 2019 pour la présidentielle. Parce que bu ñu perdre de vue bu ñu fàtte ni élection législative yi ñu génn
chiffre bi taxu ko baax par rapport ak yi fi nekkoon avant parce que 50% électorat bi kii bi le gouvernement en place et la majorité amuñu ko donc c'est normal te dañu nekk dans leur rôle que ñu fexe ba créer condition yi tax ñu war a mën a am benn majorité en 2019. actuellement nii ay technocrates la ñu soxla ñoo xam ni seen objectif yëpp mooy liggéey réew mi kenn bañ jiital sa intérêt personnel ñëpp teg intérêt réew mi sa kanam ñu juboo nekk benn loolu daal moo ñu gën a arrangé quoi. gouvernement bi dama bëgg rek mu yërëm doomu aadama yi yombal dund bi ndax li muy def ci bourse yi moom lu baax la bu ko defee courant bi àll bi dëkk àll yi kenn na mujj courant màkk ba léegi di dara newu fa dëkk ba boo fa duggee penc mu ne benn lampe fa ne lampe yi fay na. di may nekk ci gouvernement bu bees bi daal mooy bu ñu présenter un gouvernement politique nous sommes à 16 mois des élections présidentielles dara gouvernement bu bees mënu fee liggéey dara en un an ko naa fi liggéey dara aussi. Et pour le moment donc beneen mandat rek dañ mën a yaakaar ci Macky pour que mu mën a def dara sinon que du amul beneen mandat aussi ça sera une répétition ne ndax. gannaaw Louga Thiès ñoom la ñu bëgg rek ñoom waa Thiès mooy nag gouvernement bu bees bi ñu fas yéene taxawal ñu tabb ay jëwriñ yoo xamante ne dañuy fekk baax ca Thiès ay DG ay PCA ndax jàpp nañ ne foofee ca Thiès ay boromi xam-xam ña nga fa tey tamit ña fa ne ñu ca bari tey ji bu ñu leen dénkee réew mi mbaa ñu boole leen ci gouvernement bi daañu mën a def liggéey bu ñuy xaar ci ñoom nag gis nañu tamit ne foofee ca Thiès taxawaay politique lu fa am solo la dinañ ci dellusiwaat sénégalais ñoom it seen gis-gis ci gouvernement bu bees bi ñu fas yéene taxawal yàkkamte nañu lool xam kan mooy doon njiitum jëwriñ ndax dañu koy defaat njiitum jëwriñ moom Mohamed Boun Abdallah Dionne am déet gannaaw ba mu tekkee ndombal tànkam ñoom la ñu wax rek mooy équipe ba fi nekkoon ni ñu taxawee ci wàllu liggéey àddu nañu tamit ci ëllëgu Sénégal ci wàllu politique Abi Faye ci leeral. beneen coppite gouvernement ci nguuru Macky Sall gannaaw Mimi Touré Abdoul Mbaye ñoom ñaar ñëpp ne woon jëwriñ gu njëkk ca gouvernement bi jamono ji Mohamed Boun Abdallah Dionne war a tekki ndombal tànkam def na ko sax askan wi di àddu jëmale ci seeni liggéey. Nous les jeunes liggéey ñu dara ñoo ngi chômer on a du mal à trouver du travail et tout donc loolu rek benn côté boo xam ne la war nañ ci mën a changer gouvernement bi. gouvernement bi nga xam ne moom moo génn vraiment am na ay failles yu bëri yu ñu def. bon c'est normal président moom ci boobu mu def càmbar bi xool gis ne effectivement am na ay côté yu sooxe pour mu mën def changement. bu ñu demee ba état bi jël décision bu mel nii c'est parce que ils sont très bien réfléchis là-dessus man gis naa nag ni ajouté tout mais un gars qui a été premier ministre président de l'Assemblée nationale du def loo xam ne vraiment loo xam ne day am doute wala leneen quoi. paa bi teg ci ne. ku liggéeyal kay ñi am li ñuy def ci yow. nga def lu war ñëpp mën a ànd na yow boo defee lu war ñu génne la rek. seet ñeneen. premier ministre dafa gisul lu mu war a def rek mu bàyyi. nu ma koy falaat bu koy far ñaari yoon ci kawam xanaa léegi kon mooy buuraat. wuteeg lool gis-gisu droit de l'hommiste bi ay xalaatam moo di. changement su amee itam du bari parce que dañ jàpp ne que fii ak élection yi soreetul matul sax ñaari at li ñu desee ci élection présidentielle alors. président premier ministre bi démissionné ñëpp ragal lañ ne moom mooy ñëwaat. tey jii réewum Sénégal amul assemblée nationale amul gouvernement. turu jëwriñ gu njëkk ci gouvernement bi ñu ngi koy xaarandi ci waxtu yi di ñëw waaye lu ci mënti am askan wi yàkkamte nañoo xam anakan rek moo fas yéene nekk jëwriñ gu njëkk ci gouvernement bi. mu ngoog kon ci xibaar yi ñu mujjee jot njiitu jëwriñ bu Sénégal bu bees bi daañu ko xam ñi ki tey ji ñi des nag ci jëwriñ yi suba ci alxames ji dinañ ko xam muy nag liste boobee nara boole kon gouvernement bu bees bi nga xamante ne nii moom mooy gouvernement bu ñu taxawal bi ñu fas yéene taxawal fii ci Sénégal dinañ ci dellusiwaat ci loolu itam ñu des ba tey ci wàllug politique ak parti démocratique bu Sénégal na mu gisee nag woote bi nga xamante ne nii njiitu réew mi Macky Sall
woote na ko muy ab waxtaan bu jëmalee réew mi kanam ñoom ni ñu ko xamee rek xam nga am na ay conditions ñu teg ne faaw ñu matale ko bu fekkente ne bëgg nañu waxtaan woowee sotti. Djibril Sakho bokk ci comité directeur bu parti démocratique bu Sénégal moom it noonu la gisee nee na faaw mu am yu ñu matale bu fekkente ne bëgg nañu waxtaan boobu sotti ñu teewlu ay kàddoom ak Cheikh ak Ousseynou Diop. koo wax nanguwul a dégg mu bàyyi ba julli gi jot mu ñëw ne nañu def dialogue boobu lañ wax ne mënuñu ci dem fekk conditions yi nga xam ne teg nañ ko conditions yooyu andiwu ci saafara benn bi ci jiitu mooy nañu delloosiwaat lépp loo xam ne concertation la lu jëm ci processus électoral bi beneen bi mooy kii nga xam ne tey mooy Abdoulaye Daouda Diallo nekk ministre donc de l'intérieur ba pare yor affaire élection lépp lu jëm ci affaire élection nañu ko dindi ci loxoom daal di teg de manière consensuelle kenn koo xam ni kat wóolu nañ ko loxoom set na te mën na yor élection yi. ñu wax ci leneen muy seetlu gi ci atum 2015 ci aji dencante goo xamante ne nii mujj ñoo yeggale maanaam seen sëy dafa mujj dog ñu tàggoo tribunal bu Ndakaaru nag moom xayma na lu toll ci junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom ci aji dencante gu tàggoo bokkul nag ak ñi nga xamante ne tàggoo nañu te yegguñu tribunal loolee nag ñu ne jéggi na dayoo lim gi moo tax sax ñu def ab taxaw seetlu dem ba fële ci Grand Dakar daal di fay def ab reportage Grand Dakar nag ñu bari àddu nañu ca ñoom la ñu xamle rek mooy sëyu léegi ñu ca bari alal moo leen tax di sëy waaye am na ñeneen ñoo xamante ne nag ay jafe-jafe mooy tax ñuy mujj tàggoo may mën a jaay ci leeral. soxna si feetal ñaar fukki atu mariage am ba noppi lu jege junni ak juróom-ñetti téeméeru sëy yu ñu tasee fii ci tribunal bu Ndakaaru ci atum 2015 Ndeye Binta lii la ci xalaat. sëy tas yi xale lañ ay xale lañ dañuy dugg ci sëy xamuñu fa dara gisuñu fa dara génn nañ dem nañ seen yoon moo tax ñu koy sëy contrat buñ la takkee may lay million nga daal def réception balaa nga toog ñu naan am na doom bàyyi na la dem na yoonam parce que ay xale lañ. jàngalekat bi moom seetlu beneen jafe-jafe. ñii dañuy bëgg jàppale seen ndey ñii bëgg jàppale seen xam nga de telle sorte que nag affaire boobu bu demee ba mujj gi. da nga naan ba taxal ma bàyyi dem jàppale sama ndey wala li sëy daal di dara jaru ko quoi. ñàkkum expérience maanaam li nga xam bariwul ci wàll wi loolu it léeg-léeg dina indi jafe-jafe ci sëy yi bu dee ponk boobu la waajuru jigéen ñi lañu xalaat ni am nañu ci wàll. comme seen jëkkër mënul indi dara ñoom seen doom tamit ñu imposer ko mu fas seenam wut. pour ñoom quoi. sëy tas kenn ñaanu ko yàlla mais bu ko yàlla indee da ngaa war a xam ne lii la yàlla dogal mais gënul kenn ndax man ba ma juddoo ci sama ndey ak sama baay ba tey maa ngi sama papa ak sama yaay laa nekk ba nit ñi amee jëkkër maa ngi nii di sëy sama sikaab. way dencante yi ñu ànd te yàlla tax ku ci nekk yërëm sa moroom ñi ñu tas seel loolu la ñu gëm bëgg nañu ñi nga xam ni ñoo féete ndaw. di fàttaliku bu baax ana lan moo leen dugal ci néegum sëy. sëy jaamu yàlla la boo sëy def naka su dul ne nga sëy nag muy ëpp sens. ñu wax ci leneen muy beneen xayma tamit ne lu toll ci ñeenti téeméer ci doomu aadama faatu nañu ca guerre ba am ca Birmanie diggante nag ay askan la rawatina ak ñooñee ñu duppee ay bouddhiste ëpp nag ca réew ma ak ñi nga xamante ne ñoom la ñuy woowee ay Rohingyas ñoom nag ay jullit lañu néew nañu foofee ca Birmanie ñu seetlu tamit ne lu toll ci juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar ci doomu aadama dawee nañu ca réew moomee làkkatu ji ndax guerre bu metti bi nga xamante ne ni am na fa société civile nag bu Sénégal di rafetlu taxawaayu njiitu réew yu Sénégal ak Turquie ci mbir moomee waaye lañu seetlu rek moo di ne ba nëgë ni réew jullit yi nañu war a dugalee seen loxo ci mbir mi des na Habib Faye Younous Diatta. juróom-ñetti junniy Rohingyas ak juróom-ñaar ñoo dawee ca Birmanie wutali Bangladesh la ko waral moo di guerre ca diggante xeet ya am ca dëkk boobay ñoom Rohingyas yi nekk ay jullit yu néew ci biir Birmanie ay junni ci ñoom jamono ji ñi ngi ci frontière diggante Birmanie ak Bangladesh ñu aaye leen seen ak seen yelleef. comme ñoo ngi leen di bunduxataal seen biir réew bañal leen lu ne amuñu droit takk bouddhiste seen biir dañu war a tàkkante ba pare sax aussi même naissance yi sax dañ ko limité waruñu jur trop
pratiquement amul benn droit bu ñu leen reconnaître mënuñu fal amuñu droit de vote mënuñu falu amuñu droit yor commerce di jaay amuñu benn droit. ñeent téeméer ci ñoom jamono ji ñàkk nañu seen bakkan gannaaw ger googee am foofa ci diggante bouddhiste yi ëpp ca réew ma ak jullit ñi gën ca néew. réew yi ñuy dem nag ñooñu bëgg ñu ñëw parce que dañ fay def ay garde-côte bu ñu ñëwee ñu leen di renvoyer ci foo xamante ne foofu bu ñu fa nekk parce que bëgguñu leen fa dañ leen fay rey nekk na daal problème boo xamante ne humanitaire bu jéggi dayoo. spécialiste droit de l'homme bi di ñaawlu tekkaaral gu dëkk jullit ñi amee rawatina ña fare ca ose yi waaye itam di rafetlu kàddu Pape François yi mu yëkkati. Pape bi moom li mu def vraiment maa ngi koy saluer parce que lii dafa rek li ñuy wax crime contre l'humanité li jaaxal nit ñi kay mooy lan moo tax réew jullit yi waxuñu ci loolu moo tax appel bi nga xamante ne président Macky Sall ak président Erdogan pour Turquie coup de téléphone bi ñu def waxtaan ci vraiment am nañ ci yaakaar bu bëri. ñu jàppee leen ay émigré yu jaarut yoon ci seen biir dëkk ñoom roxin xiyaas yi ca Birmanie am njàppalu Vatican bi ak itam ñenn ci président yi mel ni bu Sénégal Macky Sall bu Turc Recep Tayyip Erdogan ci ab fàttali ger googe dox ci diggante xeet yi di bouddhiste yi ak jullit ñi tàmbali na depuis 20 fan ak juróom ci weeru août. ma ngoog tàggat yaram yegsi nañu gan gi teew na xam naa ne nag danañ àddu ci kanam tuuti ci wàllu tàggat yaram ni ma ko waxee rek laata ñu ciy dugg maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. muy Ibrahima Ndiaye Chita nga nekkoon ancien international di yëngu tamit ci beach soccer waxtaan wi nag Sénégal Burkina Faso la ak démb ni ñu ko xamee jongante bi ni mu mujjee nag dañoo témboo ñaari équipe yi Burkina Faso nag daal di mujjee égaliser rek ci bi match bi di waaj a jeex Mamadou Ndiaye Xaali Ndiaye delsiwaat ci jongante boobu. mbégte ak kontante lañu seetlu ci supporter wala joueur burkinabé yi gannaaw ba arbitre bi sifflé fin wu match bi étalon burkinabé yi daal di am match nul ci kanamu Sénégal 2 buts partout bu ñu ñëwee ci match bi ci 8e minute bi la kii di Bertrand Traoré daal di dugal premier but wu burkinabé yi ndawu Aliou Cissé yi daal di fippu ñu teg ci fukki minute ak juróom kii di Ismaïla Sarr daal di égaliser gannaaw ba ko Sadio Mané passé bal bi waaye tournant wu match bi ñu ngi ko seetlu ci bi ñu joxee carton rouge kii di défenseur u burkinabé bi Dayo Issoufou sénégalais yi daal di gën a fippu ñu ñëw ci deuxième mi-temps bi Sadio Mané daal di dugal deuxième but wu Sénégal bi waaye ci diggante bi Sénégal perte ki nga xamante ni mooy seen góol bi di Khadim Ndiaye ki ko remplacé di Pape Seydou Ndiaye waaye moom Pape Seydou Ndiaye moomu sax mënul arrêté coup franc bi nga xamante ni Alain Traoré moo daal di koy dugal ci bu match bi desee ñaari minutes ndawu Duarte yi daal di gëm ne ñoom am nañu résultat bu baax. Aliou Cissé kontaan lool ci résultat bi waaye nee na ni moom waroon na fi am beneen résultat bu gën bi Sénégal jël ñetteelu place bi ci groupe D bi en attendant muy fas yéene dem fële ca Praia ci weeru octobre bii ñu jëm. ma ngoog seen entraîneur di Aliou Cissé moom nag taxu ko am mbette lool la wax ci boobee jongante ndax rafetlu na taxawaayu sunu gaynde yi loolee dafa wane ne rek ne dara du yomb faaw nag ñu dem ba jeex tàkk bu ñu bëggee am ndam àdduna nag ci mbir moomee boole ko kit entraîneur bu équipe bu Burkina Faso di Paulo Duarte moom it la mu gis rek mooy ay joueur am def nañu taxawaay bu rafet te ñi leen gën a gunge sax bokk na ci public bi ndax moo tax tey ñu mën a yegsi ba témbo ak Sénégal ñu teewlu seen i kàddu ci micro Mamadou Ndiaye. Je pense qu'on a premièrement félicité le public
dañuy sant nag suñu public sant aussi joueurs yi bu baax a baax ndax résultat bi ñu def public bi nag ñoom amuñu seen fay ndaxte ñëw nañ bu baax loo xam ne mosuñu ko gis ci Ouagadougou supporter étalon yi booy xool nag minutes yu njëkk yi amoon nañ ay jafe-jafe yoo xamante ne nii ci biir match bi la suñu jeu amoon problème yu ndaw wante dem nañ ba nga xam ne am nañ nul bi kon dañuy sant supporters yi wante nag bu ñu fàtte ne équipe bu mag lañ doon dajeel muy Sénégal. Si vous me questionnez, je suis content. Ça a été l'enfer pour nous. Je crois que. am nañ nag satisfaction ci résultat bi mu di match nul bi wante nag war nañ xam ne fii nag poule bi dara yombu ci ndaxte joué nañ ñetti match wante booy xool ba léegi ñetti match yi dara joué guñu ko maanaam kenn qualifié gul xamoon nañ ne nag kon dina metti. Vous voyez qu'au bout de 3 journées, rien n'est encore décanté. mu nekkoon entraîneur bu sunu gaynde Ibrahima Ndiaye Chita may fàttali ni mooy gan gi nekkoon ancien international di yëngu ci wàllu beach soccer Ibrahima Ndiaye Chita ñu dooree rek ci jongante bi noo ko jàngatee démb diggante Sénégal ak Burkina Faso. mais d'abord xanaa féliciter joueurs yi parce que aussi bu ñu demee représenter Sénégal aussi war nañ leen a féliciter même bu fekkante ne bii sax ñun la ñu bëggoon amuñu ko mais je crois que match démb mi. alors mbetteel lañ ci am parce que aussi ñun yaakaaroon nañ ne parce que match bi dañ ko doon gagné à 2-1 mu des presque ay 10 minutes que le jeu à 10 je crois que foofu xaw nañu bàyyi tuuti suñu loxo foofu mais égalisation bi moom vraiment équipe bi waroon na ko mën a éviter c'est pour vous dire que ne donc dans le football loo xalaatul rek mën na ci am te loolu yëpp dañ koy sóoraale ci match donc am na ñuy wax ay petits effets yu nga xam ne li muy andi moo ëpp sax li muy defar c'est ce qui nous est arrivé hier un coup franc te yooyu day effet de jeu yoo xam ne dafa nit dañ ko soxla léegi ci football bi parce que léegi nit ñi ni ñu dajaloo léegi ci kanam camp yi yooyu rek nga mën a am rek pour marquer bi donc Burkina Faso ci noonu rek la mënoon a jaar pour marquer Sénégal bi donc loolu la ñu def te xam nañ ne ki ko dugal aussi loolu moom daf ko mën te daf ci ay ñun waroon nañ ci bàyyi xel tuuti ci sa gis-gis lu doxut lu waral ñu am yaakaar woon ne Sénégal moom mooy jël ndam li dem ba ci mujjantal ga ni ñu ko waxee ñu égaliser lan moo doxatoon démb ci jeu bi. non c'est que bi mu desee 10 minutes sax laa wax nga xam ne ñoo mën a 2-1 ñun équipe bu Burkina Faso bi ñemewul équipe bu Sénégal bi donc boo xoolee match bi sax presque pour ñu génn seen zone sax c'était un problème donc ñun am na à un certain niveau bu ñu eggoon war nañ leen mën a fekk ci seen biir camp yi foofu. mun na bañ leen a permettre sax ñu génn bon avis parce que nous on joue à 11 ñoom ñu joue à 10 mais ñun aussi on a tellement calculé que finalement lii waroon a am mais troisième bi la ñu waroon a uti ci bon on a trop joué sur 2-1 bi ba li ma wax sànq mooy lu mel noonu day am rek effet de jeu bu mel noonu am égalisation excessive. est-ce que ci benn fànn du ni nga ko waxee noonu jeu à 10 boobu mooy indi léeg-léeg. jafe-jafe yi parce que tamit bu ñu nañu jàpp ni jongante moom wax dëgg neex yàlla équipe bu mat sëkk moom moo koy gagné. mais bien moo koy gagné mais boo xoolee. lu équipe bu dëgër itam. waaw équipe bu mel ni bu Sénégal. nga teg équipe bu Burkina Faso. vraiment boo xoolee joueurs yi seen biir ku ci ne di nga xam ne li Sénégal am Burkina Faso amu ko ñu dem nag ba Burkina Faso du jouer à 10. et te aussi public bi aussi dafa am solo ñëpp public bi dem dañu jouer seen rôle. mënoon ñu wax ne 10 a newoon ci biir mais 11e jour bi moo doon public bi leen doon poussé pour que deuxième bi parce que dañ ko gëmoon donc li may wax mooy mental dafa baax ci jour. bopp bi il faut que nga àndax sa bopp ci li ngay joué. te daf ñuy jàngat bu bari mooy Afrique bi joué Liverpool ak joué Barcelone ci yem. fii il faut le mental un mental très fort des fois sax dañuy wax entraîneur mais des fois aussi ci joueur yi des fois ñoom ñooy war a toog waxtaan. comme ni Kara waxoon ne nañ ko def nawetaan effectivement des fois aussi da ngay andi football nawetaan parce que Afrique la. jàpp nga ni daal mental bi ci la. mental bi si daf ci am solo parce que am na ay façon joueurs yu nga xam ne nii boo leen xoolee ñuy football fi nañu newee ci seen club yi mais tu te dis quel est le problème. mais nañu xam ne football fële ak football fii du benn. loolu dinañ ci àddu muy ni ñuy gisee ni ñuy briller ci seen i club mais dañuy faral di seetlu également ay changements ci match Sénégal yi à chaque fois gis nañ ay changements yu am est-ce que changement yooyu tamit yu bari yooyu indiwul tuuti jafe-jafe yi ñuy jànkonteel. non mënul andi jafe-jafe. parce que entraîneur bi aussi boo jëlee joueur yaakaar ci moom andi ko am ci moom yaakaar xool na ne kii li mu doon xaar ci moom gisu ko mais il est obligé de changer te ñun li ñu yor li na ci banc bi.
franchement on a un banc fourni de telle sorte que ku ci mënul dem rek keneen ñëw mais am na ñoo xam ne joueurs yi nga xam ne ba léegi li ñuy xaar ci ñoom ba tey egsegul te je crois que foofu aussi il faut que ñu gën a waxtaan ak xale yi gën leen a ñaaxaat encore tuuti ñu xam ne maillot bi ñu sol c'est un maillot national la ñuy fubal fële ak li ñuy fubal fii du benn tey ji boo xoolee tey équipe bu mel ni Nigéria tey mais benn joueur rek nga ci xam buy jouer à un niveau mooy Moses mais ñi ci des kenn xamu leen mais quand tu les vois jouer mais tu te dis que ñun lu tax qu'est-ce qui reste du problème entraîneur problème bi c'est un problème mental il faut que ñoom ñoo xam ne il faut mouiller le maillot jusqu'au bout Gabon ni mu def ba gagner Côte d'Ivoire mais c'est pas un problème technique ou un problème tactique c'est un problème mental il faut que aussi loolu tamit ñu gën ci liggéey sur le plan mental que ñu xam ne aussi c'est pas fini. yeneen blocage lañ mën a jàpp ci équipe bu Sénégal ndax ni nga ko waxee sànq bu ñu nekkee ci seeni club dañuy briller wax dëgg neex yàlla waaye bu ñu leen boolee sélection ñuy def ñu jaar feneen daal jaar à côté entre guillemets su ma ko mënee tuddee noonu lan moo des ndax nañ leen di utiliser ci terrain bi moo dul noonu wala lan la esprit bi la. mais aussi soo xoolee équipe bi muy jouer aussi. gis nga footballu léegi bi lu ci bari léegi. ci wet lay ñëw lu ci bari léegi ci wet lay ñëw foog nga am ay défenseurs yoo xam ne ballon bi ñoo koy andi ballon bi ñoo koy centre mais nous notre problème on a le même problème que l'équipe de la France c'est la même chose dernière passe dafa am solo ci football. ak occasion yi ñuy raté aussi mais occasion yi aussi bu ñu calculer aussi Sénégal occasion bi du bari c'est parce que là il faut que nga am nit ku nga xam ne ki la dernière passe dafa am solo ci football. dernière passe. donc dafa am jafe-jafe sax pour ñu dem camp adverse bi ñu jege mais mu ngi noonu et puis doo mun a am ay joueurs yu nga xam ne yii percussion am nañ ko mu mel ni ku mel ni Ismaïla nga am ku mel ni Sadio am ku mel ni aussi Diao Baldé. sama waay gis nga boo amee un bon passeur ku mën a passe dëgg dans l'espace am dara. Et c'est là où on a un problème. On a beaucoup insisté sur Sankhare. Malheureusement, jusqu'à présent, il ne répond pas. Sur les côtés aussi, latéraux aussi, Bété aussi, Ali Khartignon aussi, exégul. Parce que les centres aussi, c'est des passes. C'est des passes. Mais nous, on a l'impression. Buñ ko dégloo dafa mel ni satisfaction la am démb ndax nee na équipe bi vraiment am nañ prestation bu baax te itam loolu dafay wane ni dara du yomb moom mi ngi mel ni kon am na satisfaction quelque part. waaw xam nga kooku c'est son avis. avis am la joxe. man it damay joxe sama parce que leen joxe ma sam moom mooy entraîneur moom il est satisfait du résultat tant mieux mais ñun bu ñu sañoon tey match démb bi moom. c'est pas suffisant. non c'est pas du tout. maintenant mu ngi nii on a pris notre destin entre nos mains Cap-Vert bi ñu dajal tey jii ce sera un autre match. un autre match la. Cap-Vert boobu dinañ ci àddu daañu ko wéyal ndax président sax bu fédération sénégalaise bu football àdduna ci moom maître Augustin Senghor moom nag nee na sunu gaynde yi nañu taxawee démb wax dëgg ku ko xool waroon nañoo mën a am ndam kon nag seen chance sax yi ñu am pour qualifier kon des na bu ñu rek daal di naagu wala bokk ñu daal di yàccaaral ndax war nañu tamit bàyyi xel ci jongante bi nga xamante ne nii des na muy suñu diggante ak Cap-Vert ci loolu it war nañu dem ba jeex maître Augustin Senghor ñu teewlu ko ak Mamadou Ndiaye. journée bi rek lay décanté wu li ñu dese ñun mooy bañ a calculer jouer suñu match yëpp gagné leen après on fera les comptes mais am naa yaakaar ne bu ñu continuer nii dinañu mën a dellu soit si bu ñu ñëwaatee bu baax si ñaari match yi xalaat naa ne war nañu mën a jëlaat première place bi parce que si contenu bi tey joueurs yi wane nañu jom wane nañu engagement. mën nañ jàpp sax ne équipe bële ci buto bi dafa am réussite totale maanaam wërsëg bi seen côté la féete woon li ñu des rek mooy jéem a continuer liggéey match Cap-Vert bi soreetul ni ñu def tey fii bu ñu ko yóbboo Cap-Vert war nañ fa mun am ndam après xaar Afrique du Sud Dakar bu neexee yàlla. mi ngi noonu daal mu mel ni kon xel dalagul ci Sénégal ak qualification yeeg yooyu tey boo doon jàngat wala boog sax ngay joxe ay tegtal loo xamante ne war nañ ko renforcer dooleel ko lan nga gis. déjà gis nañu lu ñu dal fële sur le plan psychologique aéroport ba loolu aussi nañ ko sóoraale fële ñoo xam ne loolu Afrique la c'est normal te Cap-Vert aussi fi mu ne nii dafa bokkat du dëgg xale yi fii li ma wax sànq mooy li ne gis nga match des fois du entraîneur bi joueurs yi ñoo koy gagné parce que lu tax ma yow loolu dama ci xam dara man dama joué police joué Raja fii ñu dóor leen ñun 1-0 Sénégal yëpp ne ñii bu ñu demee fële Raja rey leen mais ñun ñoo ko réglé suñu bopp du entraîneur bi bu ñu ne di jóg 6 heures du matin di entraîné ji boobu bu ñu koy def entraîneur bi fekk ko ñun ñoo toog ñu ne match bu fële dañ koy gagné mais ba ñu demee
ndam loolu dañ ko am donc sur le plan psychologique travail bi foofu la ne liggéey boobu te dinañu permettre aussi championnat européen yi commencé am quelques jours yu ci am ay match mais ñun gars yi ñemewuñu ñu mais des fois aussi ñun ñooy permettre gars yi ñeme ñu parce que am na équipe yoo xam ne nii boo teelee dugal li ngay def dootul dellu siti mais bu ñu leen mayee ñu jël confiance tuuti rek day jafe mais contre le Cap-Vert moi yaakaar naa ne vraiment war nañ ci mun a génn à condition que tamit ñu changer yu bari mooy li ma wax sànq rek gis nga bali il faut que muy agsi ci gars yi bu dul agsi gars yi duñ dugal mais loolu aussi il faut un travail bon ñu mel ni ñun on va discuter avec l'entraîneur pour voir éventuellement ñun aussi suñu xelaat lan lañ ko mën a apporter ci li nga xam ne as tuuti li ñu am équipe bu ndaw sax amatul. yaakaar naa toll nañ foo xamante ni waruñu xeeb benn équipe parce que équipe boo yaakaar ne tey moo gën a ndaw ci équipe yi mën na ñëw wane ay preuve am. mais xoolal deuxième journée bi Algérie mi Zambie fekk dóor xam nga Zambie ñun ñoo fa ne ñii gagné Sénégal U20 presque ñoo fa ne kii ko dugal 18 ans la am Algérie nga xam ne moo Sénégal presque seen joueurs yi ñu yor amul kenn ku ko yor ci àdduna bi nga xool tey ji Gabon 3-0 la ko Côte d'Ivoire dóor Libreville mu ñëw fekk Côte d'Ivoire ci dëkkam fekk dóor ko 2-1 c'est pour te dire que ne léegi ku xeeb équipe rek musiba dal la de telle sorte que match bi ñu jëm kooku moom mën naa wax ne sax c'est presque la finale c'est une finale bu nga xam ne bii ñun en ce qui nous concerne suñu Sénégal chance Sénégal kay mooy rek ñun sax match ñu sax arrangé wuñu ñun gagné rek la ñu war a def te équipe bi comme ñemewuñu ñun aussi il faut que ñu wan leen aussi ba tey ñu ngi fi mais loolu aussi man li ma wax sànq rek mooy il faut que ñu waxtaan ak xale yi te am na lu nga xam ne lii aussi daf fi nekkoon ay mag yu nga xam ne dañuy ñëw toog wax ak xale yi xamal leen fi ngeen jëm fii ngeen jëm lii fii la lii ngeen fa war a def ak lii lañ leen di xaare dafa amoon ay mag yu fi noonu nga xam ne buñ la musee waxee yow boo demee di nga xaare ba bàyyi fa sa bakkan ñu mel ne ay dem ci yàlla ji ay ñoom Pa Beska yeex ñooñu ay Alaaji Mansour yi war nañu mën a ñëw ak ñun les anciens ñu wax xale ñu xam ne match contre Cap-Vert parce que bu ñu xoolee sa xale tamit tey jii ñaanuma ko yàlla waaye ku ci lajjoon tamit roplaan bu gaaw ngay jël dellu tamit ci sa club mu mel ni kon quelque part daal il faut dige bi ñu kii ko waaw mais ñoom aussi nañu xam ne ay Sénégalais la xam nga am na ñu nga xam ne nii bii presque juddoo ñu fi te kenn forcé wu leen pour ñu ñëw jouer Sénégal donc c'est parce que ils ont l'amour du pays moo tax ñu ñëw sol ko te coupe du monde aussi ku nekk ci bëgg a bokk man mi wax yow nii ku joué coupe d'Afrique sax dafa naa ne coupe du monde mosoo kaa joué donc ñu am nañu occasion boobu am nañu chance boobu il faut que ñu profité ci donc ñun lu ñu mën lu dul accompagner leen aussi ñu xam ne aussi y a un match aussi important contre le Cap-Vert bu ñu war a mën a préparer et mois prochain te équipe Cap-Vert moom lecture boo def ci moom déjà non c'est une bonne équipe et puis boo xoolee seen jeu aussi c'est comme le jeu brésilien ñoom techniquement ils sont très bons et puis nag terrain yi ñu jëm aussi il faut que ñu calculer ne terrain yi baaxul terrain yi ñu jëm bu ñu foogee ne comme terrain boo xam ne comme c'est un tapis non am na moment boo xam ne bii bu fa jeu ba tolloo da ngay bàyyi technique ba tàkk bi léegi xëccu ci kaw la mbëkkante marque bi c'est tout ce qu'on veut et li ñu yore ci kanam franchement si on a des bons passeurs vraiment mun nañu gën ci équipe bi Cap-Vert war nañu ko mën a fekk fële gagné ko mais il faut que xale yi aussi gëm loolu na lu mën a ne la du dëgg entraîneur bi moom gëm na ko dirigeant yi gëm nañ ko mais ñun aussi ñu ne ci gannaaw aussi gëm nañ ko. ma ngoog ñu di ko jaajëfal bu baax Ibrahima Ndiaye Chita nga nekkoon ancien international di yëngu tamit ci beach soccer fii ci Sénégal ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. tàggat yaram ñu wéyal ko wax ci wàllu basket ndax mission d'inspection maanaam ndaw yi nga xamante ne nag ñoom la FIBA yabal fële ci stadium Marius Ndiaye dem nañu foofu nag nee nañ nañu gisee stade ba dalul seen xel waaye nag kilifa yi dalal nañ ci seen xel ci wàllu woowee ndax nee nañu am na ay jumtukaay yoo xamante ne nii war nañu ko jot du yàgg loolee nag ngir waajal afro basket bi ñeel góor ñi fii ci Ndakaaru Habib Faye Ababacar Camara. stadium Marius Ndiaye ba léegi des na ay liggéey ya ñu fay def moonte day afro basket bi ajuma ji lañ ko fas yéene ibbi mission d'inspection bu FIBA jaaxle lool te di digle. li may ñaawlu rek ma garaawul parce que tey. bi ñu jëkkee ñëw dañu ne woon le 4 bu ñu ñëwee normalement li ngeen waxoon yëpp waroon na fekk mu pare donc séparation yi tribune yi bon terrain bi ak panneau yi bon malheureusement am na tuuti retard mais yaakaar naa ni am na encore ay partie wu parquet bi yi nga xam ne ni ñu naan rebond bi n'est pas régulier donc boo bësee ballon bi du bondé comme ni mu ko waree. teewul itam des na ay pàcc yu ñu war a yokkaat bu ñu sukkandikoo ci président fédération sénégalaise bu basketball. saal bu mel nii boo ko tëjee moom mbooloo boo taalee ventilo munoo bañ mu tàng. toiture bi defar nañ ko ba pare
entreprise bi defar na ko ba livré ko li moo information bi mu am moo bi taw bi passé amul benn ndox bu senn. Maître Babacar Ndiaye mi chargé de l'organisation bu tournoi bi di dalal xelu askan wi te di leen jox dig daje àllarba. jënd nañ panneau yu bees dinañ ko changé tableau magnétique bi aussi jënd nañ matériel bi dina jóge yegg si jóge France yegg si bu ñëwee dinañ ko defar. yaakaar nañ ne daal mercredi incha allah tout sera prêt pour que vendredi ñu mën a démarrer. ñoom 12e gaynde yi di ci ànd ak xel mu dal. dañ ci am rafetlu ak rafet bu njort ak njort bu rafet ak xel mu dal ndax li ñu gisee ni mu mbir mi demee sunu xel dal na lool loolu nag boo amee dafa wane ni te war nañ am confiance suñuy autorité. la des ñi ibbi Afrobasket 2017 néew na juróomi fan moonte dey stade Marius Ndiaye ba léegi ña nga fay liggéey waaye jëwriñ gi ñu dénk wàllum tàggat yaram di dalal xelu askan wi ne lépp daa yemb ni ko àjjuma ji bu ñu sukkandikoo ci ki yor kàddu fédération sénégalaise bu basketball. jaajëf ko bu baax Habib Faye yéen it cant ak ngërëm ñeel na leen yéen ñi farewoon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti dig daje 19h30 ak 20h ci yeneen jotaay xibaar ñu leen di ñaanal kenn du jàmm te di ko sàkku ci yéen.